lay jariñati ndax du dañ ko président Macky Sall daf ko laloon dëgg sa rëx mu ñëw dugg si fu mu nekk nii moom politiquement ndem si yàlla la ñuy wax ndax julli na sa fax wi taam ba noppi li des kay mooy yéeg si sijaadaam wéeru si pliyaanam rek. xam nga loolu lu muy wane. mooy askan wi ñoo sonn ci politiciens yi ak seeni doxalin. yu yàgg yi surtout. da ngay nekk régime bii mu daanu suba nga dem yàq kële musiba gannaaw suba nga dem gàddu say bagage. mais ñoo ko nangu fekk ji ko. ñoo ko nangu lii rek lay jur de. ñoo ko nangu ñun yàgg nañ ñoo yekk lu mel ni xamante terewul bu ñu ñëwee ñoo politiciens yi la ñuy bàyyiwaat ñu taxaw rek. politiciens yi seen discours bi benn la boo leen ma falee dinaa def lii boo leen ma falee dinaa def lii boo leen falee ñu ut seen vitre teintée ut ay garde yokk seen i garde rapproché doo leen jigee bu leen gisati ba mu des 1 mois ci campagne bi ñu doog a ñëwaat dàq seen i garde rapproché yi duñ jël sax seen i oto dañuy dox koñ bu ñu masul jaar ñu jaar fa tooga ndox nit ñi gis nañ fi ñi doon saaf gerte ñi nga xam ne dugg nañ si bis yi luñ masul def. amoo ñu doon saaf gerte. waaw ci campagne bi koo xam ne doon saaf gerte fekk mais benn maire bi saaf gerte bi ñu toog di ko saafle. ku kan la. mu. gisoo. gerte gi xamul. ah mais arrêtez il faut dire que c'est Abdoulaye Diouf Sarr moom lañ fi gis. mu ko doon def gis nañ ko muy saaf am na ñoo xam ne mosuñu dugg bus dugg nañu bus. saaf jigu ko. dem kii non xam naa moom fa lay doxee bàyyi saaf moom est-ce que doo lekk gerte kan moo doon vélo. bàyyi saaf jigu ko. Ousmane xaw ma kii Mansour Faye moo doon vélo wala. ku doon vélo moo doon yoroon na vélo. non Mansour karaté. non am na ku yoroon vélo. karaté nag def na cyclisme. mais non ça c'est rien quand même saaf jigu ko moom. moom fa lay doxee allez-y gerte caaf da koy allez-y. yàlla baax na yàlla ngeen bëri tooñ. na sponsor yi dañuy dugg. su ne non sponsor yi non tooñ ñu sponsor yi. da nga. nee nañ mën nañ tooñ li moo tax sponsor yi duñu dugg. merci beaucoup merci Mamadou Fofana. rek. nga lijjanti tooguwaay wu xaw a gudd. yàlla baax na wax naa ko journal 20h waxaat ko su matinal lijjanti leen tooguwaay wu xaw a gudd. waaw est-ce que vous vous rendez compte que 2 heures de temps la ñuy taxaw quand même. tooguwaay wu xaw a gudd. man de utal naa sama bopp yàlla baax na xam naa dinañu déglu yàlla baax na. soppi leen seen plateau est-ce bi. que du ñu changer plateau. soppi leen seen plateau bu utal ñu ko changer tooguwaay. plateau bu gën a nice. gën a niroog ñu non bëgguñu foofu feneen la ñuy dem. seen système bi ngeen defee plateau. soppi leen ko essentiel na am tooguwaay bii na am tooguwaay ngoon gi na am tooguwaay. seen xewel bi quoi bii nii. waaw na am tooguwaay. aja yéen dem leen ma defal leen titre Mame Mbaye détaillé ko. Ballo ma jiite Guinée Bissau dañ ko doon waa ji coup d'état démb yëf yi sottiwul waaye am na ñu fa dee ma nga continué na xeex ba ko taxoon a jóg moom ni lépp luy wàllu drogue ak yu mel noonu danaka xeex ak wàllu guerre foofu ci Guinée Bissau question bi samp nag mooy Guinée fa mu féete Sénégal jamono yi MFDC di yëngu itam ci frontière am Gambie question bi ci samp mooy lu mën a doon conséquence ci fi féeteek bët saa lu mu penkub Sénégal. ba tey ci wàllu xibaar dinañu wax ci xeexu politique diggante Benno Bokk Yaakaar ci département bu Pikine ak waa coalition Wallu Sénégal docteur Cheikh Dieng a gagné élection yi mu ni waaye Timbo da ko bëgg a ëldëp muy sàcc élection yi sukkandiku ci doole Benno Bokk Yaakaar waaye Yewwi Askan Wi ni loolu duñu ko seetaan ñun tam coalition lañu boo xam ni docteur Cheikh Dieng la ñuy jàppale ngir sàccuk élection moom du sotti démb Ousmane Sonko Khalifa Sall Déthié Fall Guy Marius Sagna ak yeneen ni personnalité ña nga woon foofee ci diwaanu Pikine nii na saf Timbo du musa sàcc élection yi sport nañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéen kaay yi Mantoulaye Thioub Ndoye from fàcce gi Mambey Ndiaye. Voici Trafic News. Aba. oui Yacine. ça va noo def. oui maa ngi lay ziar bu baax. delloo nañu ziar bi foo toll. voilà merci beaucoup jaar nañ sànq rek sur la VDN jaar nañ du côté de l'échangeur des 2 échangeurs bu Foire ak bu Sénégal Japon ñu bàyyi fa des files de voitures di progresser tout doucement wutali cimetière Saint-Lazare yéen ñu bàyyi ko foofu la mën ngeen jël les 2 voies de Liberté 6 extension wutali rond-point Liberté 6 foofu la même s'il y a quelques ralentissements mais mën nga progresser foofu la su ko defee arrivé à hauteur de l'échangeur bi nga xam ne nag moom mooy Sacré-Cœur 3 foofu la aussi yéen ñu wàcc échangeur bi vous allez croiser des véhicules bàyyi ko sur la route du côté de Ouakam jaaree ko ancienne piste d'autres aussi bàyyi ko
blanc jaune jaune dañuy transiter par là tax na ba des ralentissements vous attendent à ce niveau ce que échangeur bi moom mën nga progresser tranquille sur la corniche aussi yéen ñu bàyyi ko du côté des Mamelles aussi mën ngeen progresser tranquille pas trop de soucis seulement bu ngeen egsee rek ci rond-point bu place du souvenir africain ngeen teg seen tànk doogu mën a progresser vous tenez court c'est au ralenti que vous allez le faire Yacine. C'était Trafic News. aywa merci beaucoup Abba ba si kanam Mame Mbaye ñu wéyandi. ayca ñu bàyyi la nga dem naa ni café. ayca ñu sóobu ci waxtaan wi door ko wax nag coup d'état ba nga xam ne nee nañu moom la ñu doon waajal foofee sa Guinée Bissau am nañu sa ñàkk seen bakken waaye ñu ne meeg kon nag l'armée Sénégal jamono ji ñu ngay xeex ak nag fippu yu MFDC ca frontière bu Gambie loolee yëpp nag ani lan la mën a andi ni ay gàllankoor wala conséquence ci réewum Sénégal tontu li Cheikh Abdourahmane Diallo. Ziguinchor ab région la ci biir Sénégal bi nga xamante ne dafa particulière lool loolee li ko waral mooy position géographique bu mu am région bi la nekk fii ci bëtu Saalum réew mi di partager ay frontières am directement ak Gambie ak it réewum Guinée Bissau di ñaari réew yi nga xamante ne ñu ngi leen di ràññee ci seen wàllum instabilité li koy firndeel mooy ñu ngi annoncé ab tentative de coup d'état ca Guinée Bissau di ab situation bi nga xamante ne mun na insécurité bu doy waar lool ca frontière bi loolee nag surtout ak présence ci zone bi bu combattant yu mouvement des forces démocratiques bu Casamance nga xamante ne ñu ngi ci commandement bu César Atoute Badiate jamono ji nag autorité sénégalaise war nañu def seen kéem kattan ngir mën a yokk sécurité bi ci frontière bi ci côté frontière ak réewum Gambie situation bi foofee dafa confuse lool li koy firndeel mooy affrontement yi nga xamante ne éclaté na semaine bi ñu jénn ci diggante militaire sénégalais yu nekk ca mission ca réewum Gambie ak ay ndaw yu Salif Sadio di chef de guerre d'Atika bu mouvement des forces démocratiques bu Casamance ñeenti militaire sénégalais jot nañu see faatu ak yeneen juróom ñaar yi nga xamante ne ñu ngi leen di téye en otage ca Nord Sindian di ab zone de prédilection bu bande armée yu mouvement des forces démocratiques bu Casamance yi les situations yu nekk ca Guinée Bissau ak it ca frontière ak réewum Gambie mën nañoo jural musiba région bi nekk fii ci bëtu Saalum réew mi bi nga xamante ne depuis tey ñeenti fukki at ñu ngi dund ab situation de ni paix et de ni guerre. voilà ba tey ñu des sa Guinée Bissau wax nag coup d'état bi nga xam ne doon nañ ko fa jéem a amal waaye nag dugguleet ndax si fàttali bi ma ne sañ jàpp ne mooy ñeenteel bi yoon ñu fay amal li nga xam ne rek moo di ay coup d'état ndax nag réew ma ci fàttali sax wàllum indépendance ba fa dañu ko jaarale ci ay ngànnaay ca seen diggante ak Portugal ndax du loole moo leen topp ba tey ñu ànd Cheikh Léopold Tamba. dend ak diwaan bi pété ci bët saalumu réew mi Guinée Bissau di ab dëkk boo xam ne laata moom boppam daa xeex ak dëkk bii di Portugal bu ko doon noot réew moomee ci atum fukki fan ci weeru septembre 1974 gannaaw ay xeexoo yu métti ak lii di Portugal Amilcar Cabral doomu réew mi ci bopp ab mouvement bu mu duppee PAIGC mujj nañ koo faat kii di rakam wutu ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre 1973 PAIGC fësal indépendance su Guinée Bissau donte Nations Unies dëggal na ko réew mi mujj moom boppam fukki fan ci weeru septembre 1974 taxul réew moomee wàccoo ak fitna ndaxte ay coup d'état ñoo ci toppandoo bu ci tey ji di ñeenteel ga ba Guinée Bissau moomee boppam ba léegi. desandi ba tey ngaan fippu wala sax l'armée bi nga xam ne moo bëggoon jël nguur gi ca Guinée Bissau ñu def ak taxaw seetlu ci sous région bi mënees nañu wax ne ñaar si diiru benn ay bés wala jàpp ñaar rek nemmeeku nañ fii ci ay ñaar ci ay coup d'état mu mel ni kon nag loolee tàmbali na andi ak tiitange ci ñenn ci askan wi wala ñu seen xel màcc jëm ci lu ni mel taskatu xibaar bi nga xam ne xelam daf màcc jëm ci wàllu mbir international def na ci ak taxaw seetlu Mamadou Thior lay wuyoo ne nag loolee mën naa andi ak ay complication jëm ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko sëmb ngir jàmm daal di am si diwaanu Casamance ay kàddoom ñu ànd a Cheikh Fatoumata Diop. li loo xam ne nag dafa jot ñuy laaj yi war lan moo waral coup d'état yu bëri parce que bu dee bi am Burkina ga wàllu kaaraange moo koy ni parce que njiitu réew bi fa nekkoon dafa demoon bi daanaka dafa tële mais fii Guinée Bissau kenn mënta wax li tax coup d'état bu dee sax digganteem ak premier ministre ba nu noon abiyan dafa ñagatoon parce que ay yow a ngi ni daanaka vraiment déggootuñu woon te loolu itam da loo xam ne mën na indi coup d'état bañ ko ñëwee si nguur ga ba gis na problème Casamance bi vraiment jàmm moo fa am donc tey bu dee Bissau dafa am keneen koo xam ne moo wuutu Oumar Sissoko Embaló mën nañu ragal ci jamono boo xam ne ñu ngi naan suñ juróom-ñaari soldat waaye MFDC ñoo leen jàpp mën nañu ragal ñooñu traversé frontière du Guinée Bissau te boobu day gën a teengal mbir mi donc côté boobu bu dee Oumar Sissoko Embaló nekkatul Bissau loo xam ne baat bu baax la ci njiitu bi mag
ndax xam ngeen ne ko njiitu réew mi président Macky Sall ci weeru février bi ñu nekk la ñu koy teg si jal bi ngir mu jiite Union africaine waaye nag gis nañu kon bëri na ci question yi nga xam ne mu ngi koy xaar bokk na ci mbirum coup d'état yi nga xam ne nemmeeku nañu ko jamono ji ndax loolee dana ca mën a andi ak saafara tontu leex Fatou Lambe Diop. Afrique mel ni luy baax mbir mi nag di yëngoo fu ne ay crise ca Mali Burkina Guinée Conakry Guinée Bissau nga xam ne bu mujj bi rek ab tentative de coup d'état tey nag mu doon ay dossiers yoo xam ne mi ngi ci table Union africaine wala sax président bi nga xam ne moom la ñu tabb bu bees bi di président Macky Sall mi nga xam ne jamono ji nag moom mooy jiite li nga xam ne nag mooy kuréel gu mag googu di Union africaine président bi nga xam ne moo ko yor nag di Macky Sall moom nag dina war a gérer ay dossiers yu tàng loolu. nan la ci demee bu fekkee ne moom sax jotoon na ci àddu ci yenn dossiers yi ni ki dossier Mali doon wax ne ci ab entretien ba mu accordé RFI ne Union africaine du nangu benn yoon ay militaire di jël nguur gi yor ay gànnaay tayit nag ginnaaw ba nga xam ne ay dossiers yi nga xam ne da ko hérité ci Félix Tshisekedi nga xam ne ay crise donc la moom Macky Sall dina daal di xool naka lay amee ay solution ci fitna yi nga xam ne am na fii ci Afrique nan lay defee ba génn ci ndax nag dina am taxawaay ba ca waar bu fekkee ne moom amul lu dul rek benn at ngir mandaayam waaye lu ci mënti doon rek ki nga xam ne moom la wuute yi tamit bilan bi nga xam ne def na ko ci wàllu crise yi nekkul loo xam ne rafetlu nañ ko. le député du peuple coup d'état yi jamono ji dafa mel dafa tàmbalee bari de ci réew Afrique yi. waaw mais xam nga coup d'état bu nekk ak contexte yi muy doon ak réew yoo xam bokkuñu ay intérêt ak anam gi sabab coup d'état dafa am xëy na yenn saa yi mu nekk partage boo xamante ne bii dañuy dem ba ni ñu koy séddalee xëy na wala kenn changer avis. peut-être ci ni réew may doxee ak peuple ba ban appréciation la ñu am par exemple boo jëlee Doumbouya bu Guinée moom nee na dina seet luy protéger aw askanam génne aw askanam ci ndóol ba ci sax bu laajee dundam mu def ci dundam et pourtant am na yu bëri yoo xam daf ci doon collaborer ak Alpha Condé donc partage la woon boo xam ni moom daf doon ut place pour mën a dugg pour mën a sauver askan wi en tout cas ba mu jëlee réew maag léegi waa Guinée gis nañu ci seen bopp alors ma ngay jéem a dérouler di doxal indiwaat na espoir même bu fekkee soldat te coup d'état kenn rafetlu ko mais guinéen la boo xamante ni bii dellusiwaat na espoir ci waa peuple am est-ce que dañ koy méngaatale ak coup d'état ba nekk ca Mali nga xam ni moom guerre moo fa amoon wàllu ay jihadiste di def ay musiba mbootaayu xeet yi ci turu mbootaayu xeet yi Union africaine yabal fa ay ngànnaay ak CEDEAO ak ay soldats waa France itam la même chose am na ñu fa taxawee bu fekkente ni bii itam ña fa nekkoon ci wàllu nguur doon ay civil doxaluñu non seulement doxaluñu mais ci temps bu ndaw transition bu ndaw ñu gis seen doom yi pëccëxoo di noos di yàq xaalis di ko sànni ci mbedd mi di dund benn dund boo xamante ni bii bokkul ak dund waa Mali ci boppam beneen coup d'état la boo xam ne contexte yi bokkul ci ki nga xam moom moo def coup d'état bi ci boppam. kii xëy na pour sauver aw askanam la kii xëy na pour soppi situation politique bi nga xamante ni bii stratégie rek moom mooy tax mu génnee dëkk ba ci loolu. après coup d'état boo gisee Goïta ni mu doxalee nga xam ne lu ñu planifié la. woo na képp koo xamante ni bii malien nga amul xeet amul race amul diine amul pas-pas ak ngëm-ngëm ñu dajaloo def ay assises yu mag ci nan la ñuy doxale réew mi nu ñu koy soppee jamono jooju mu jël ay civil ànd ak ñoom doxal. xam ngeen ni Ablaye Diop ku dégg muy wax wala ku gis ay intervention da ngay xam ni kii du ko ñuy ndax xam nga ni kii ko xam état la c'est un grand intellectuel boo xamante ni bii kenn du ci sikki sàkk mais kooku bu àndee ak Goïta donc choisir na ñi nga xam ni ñoom la ñuy àndal doxal. pour mën a changer réew ma Russie moo nekk seen ginnaaw yépp lu ñuy foog la rek mais li yootu mooy askano ci boppam di peuple Mali ci boppam ñoo am xememteefu ñoom soppi xam nga kon ñi dañu am courage pour soppil seen bopp jàpp ne béjum kanam la waa Guinée dañu am espoir ci ki jiite pour ñu dana soppi donc ñaari taxawaay du ñu bokk sax ci ni ñu koy interpréter te duñ jàpp ma itam ni xëy na li causé coup d'état yi ñoo nekk benn président bu Burkina Faso ñu bëri ci yéen am na yoo xam ne si jàpp ñu woon turam pratiquement gis nañu ay démarches am daanaka safaanawul woon ak IBK ci Mali. ay xeetu président yoo xam ni daanaka ay fantôme lañ donc coup d'état bi am itam waa Burkina Faso apprécier ko waa CEDEAO condamné ko j'ai posé la question démb ma ne waa CEDEAO janvier 2021 ak décembre 2021 ci 12 mois yooyu ñaata civil la ay nit la ñu fekk seen ay village rendi leen ñu koy tuumaal ay islamiste yu ñu xamul fu ñu dëkk yu ñu identifié wul yu ñu waxul ban kuréel la ñu bokk islamiste yi dañoo def nangam yenn islamiste
xanaa dëkkuñu fenn xanaa identifié fu la seen base nekk Burkina Faso réew mu tuutee noonu ay islamistes mën nañu fa am base chaque jour ñu rendi fa ay nit ay civil te kenn du kaas kenn du wax te kenn mënu lay identifier mu doon lu tey xel est-ce que déggal nga fa attaque islamiste bi armée bi jëlee réew mi ak léegi déggatoo ko fa alors CEDEAO yoonam nekkul ci centaine de personnes yu nga xam ne ay civil lañu ñu rendi leen Burkina Faso ana booba CEDEAO muy beneen contexte boo xam bi ci Burkina Faso bokkul ak bu Mali bokkul ak bu Guinée bi am démb nag réew yi sax dañu dul benn faf bokkuñu ci wàllu cosaan bokkuñu ci wàllu géopolitique li nga xam ne mooy seen avenir coup d'état miin nañ ko Guinée Bissau ak ay xeeti reyin yu doy waar Nino maa ñu ngi koy waxtaane sànq ñu ngi koy fàttaliku Kumba Yàlla ba bi mu dawee làqatu si fii ñu ngi koy fàttaliku donc Guinée Bissau amagul stabilité bu dëgër ki fa nekk nii moo annoncé coup d'état Mbalo moo annoncé coup d'état moo annoncé rayuk ay garde rapproché moo annoncé nombre bi ña fa dee moo annoncé ni ci benn taax bu ñu doon defee conseil des ministres la ñu fekk attaqué leen moo def conférence de presse ba noppi itam annoncé ña ca dee. te itam ni lépp stable ak na. moo wax na doole de. moo weddi. moo waxal boppam moo wax ña dee moo wax ni ñu leen songe. moo def le point. te ministre kenn deewul ñoom kenn deewu ca. waaye ci ay garde rapproché am nañu dee donc. coup d'état bi am démb boo ko càmbaree mënoo ko méngaatle ak coup d'état bi am Guinée mënoo ko méngaatle ak bi am Mali mënoo ko méngaatle ak bi am Burkina Faso ñett yëpp bokkuñu ay cause bokkuñu xëy na li ko sabab mais itam bu démb bi daal jar na tey ñu bañ ko méngaatle ba tax tiit mi ñun war na mën a indi fitna ci ñun quoi jar na tey. Birahim ñu gis ne kon président Macky Sall weeru février bi la war a toog ci bopp Union africaine bokk na ci dossiers yi kay xaar mbirum coup d'état yi bari yi ñu nekk. c'est dans quelques jours. parce que ci la war a jël li nga xam ne moom mooy lenge yi ci Tshisekedi jiite li nga xam ne moom mooy Union africaine mais attention c'est un cadeau empoisonné laa ko mën a wax. sauf que ñaari revers moo am ci médaille bi benn bi mooy kan moo koy jiite. président Macky Sall jóge ci réew moo xamee ni sur le plan démocratique sur le plan stabilité am nañ ko ci wàllug li ñu wër boo xoolee daanaka dëkk yëpp ñuy wax wàllu coup d'état mës na fa am wala am na fa wala en cours Sénégal am chance boobu nga xamee ni am nañ ko ñu xam ne sur le plan diplomatique également Sénégal yàgg na am ay victoires diplomatiques au plan sous-régional comme régional léegi lan la war a def mooy fexe ba li ñu ko doon xaaree ci diggante Sénégal ak Mali doon ko xaar par exemple ci diggante Sénégal ak fu ci mel ni nu ñu koy woowee ci Guinée moom war a jiite Union africaine dootul doon lu yem ci sous-régional mais dafay boole lépp malheureusement Mambay les pères fondateurs de l'Union africaine OUA bu njëkk bi tey jëw nañ leen parce que hier je me suis amusé di xool ñi nga xam ne ñoom ñoo téye woon taxawal OUA ba soppi ko dem Union africaine ñoom ñëpp seeni réew daanaka coup d'état léegi moom moo ko yore ngay xool ñu ne la Kadhafi ci jamono yi ba moo indi soppi lii di Union africaine mais avant ñen ñoo fa nekkoon Modibo Keïta ca Mali gis nañ la xew Mali nga ñëw ne Sékou Touré ca Guinée gis nañ li fa xew nga ñëw ñu ne la Kwame Nkrumah ca Ghana c'est-à-dire tous ces pères fondateurs ak ñeneen ñi nga xam ne tudd nañ leen ñoom ñëpp seen réew fi ñu toll ni ñëw jëw nañ leen ndax la ñu fa indi woon la leen taxoon a jóg ak tey li nga xam ne moom moo fa am maintenant il faut nécessairement que président Macky Sall en tant que kii jiite Union africaine redorer le blason à l'Afrique joxaat Afrique benn gëdd goo xamee ni lu mu koy joué mooy sur le plan diplomatique mais ànd ci avec ses pairs africains yi nga xamee ni yàlla wërsëgal nañu ñu am de très bons rapports sur le plan diplomatique ba pare ñuy naan amul frontière ci diggante Macky Sall président de la République du Sénégal ak yeneen président yeneen i réew yi nga xamee ni ñu ñoo seq li nga xam ne moom mooy Afrique il faut nécessairement que mu jouer ci nu ñu koy waxeeti ci sensibilité boobu jouer ci li nga xam ne moom mooy fibre boobu ba fexe seet nu muy waxtaanee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo wër Afrique pour xool yan mooy doon solution mais benn solution mooy solution bi ñëpp di d'accord mooy déjà sur le plan constitutionnel lu tënk réew yi seq Afrique yëpp nañu fexe ba taxawal loo xamee ni day doon ñu yëpp déggoo ne ni wàllu constitution amatuñu sañ-sañu soppi ko ci réew bu mu mën a doon ci biir Afrique ndax bokk na ci li indi yenn ci ay coup de force ci yenn réew parce que nit toog na
on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire on prend l'exemple d'autres pays yu nekk ci biir Union africaine nit toog na jàpp na ni foog mu yokkaat mandaam soppi na constitution bi indi na fitna ndax militaires yi génn nañu wala askan wi génn nañu pour ñaxtu gis nañu ci yeneen réew yoo xamee ni coup d'état moom moo tax ba tey ñu teg fa benn président boo xamee ni ñëw na soppiwaat constitution bi pour mën fa des ñuy wax wàllu transition 5 ans transition 2 ans et cetera mais aujourd'hui par exemple tu prends l'exemple du Rwanda mais ki fa nekk ñaataata ngi nii mu nekk fa mais dañ la naan ni am na lu mu fa soppi nga ñëw ñu ne la Libye ba fa Kadhafi nekkee lu bari def na ko fa waaye diire bi mu fa nekk ak li nga xam ne moom mooy xeex bi demoon ba nërmel daanaka réewam ndax amoon na ay intérêt yu jóge bitim réew yu ñëw foofu il faut que Afrique ñu nekk ci seen bulle benn moment defaraat seen bopp enracinement et ouverture boobu Léopold Senghor doon wax naa ne nañu dugg ñun si lu ñu moom ba pare taxaw ba mu leer ñu dëgër nañu leneen lu ñuy doog a def ak bitim réew ñu def ko ñu seet d'abord nu ñuy dëgëree avant de justement ouverture boobu nga xamee ni à la kuleyal mënta ñàkk parce que on est quand même dans un village planétaire voilà wàllu politique sax la ñuy waxtaanee fii ci réewum Sénégal ndax xam ngeen nekk foofee sa ville bu Pikine waa coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal dañu joxonte loxo ngir nag jàkkaarloo faax nguur gi ndax nee na ñu seen ndam li ñu am ca ville bu Pikine xel xalaatu ñu koy fuqati docteur Cheikh Dieng am nañu ko di renfort ku ci mel ni kon Ousmane Sonko Khalifa Sall Déthié Fall Guy Marius Sagna démb si ngoon ña nga fa woon jot nañu jàkkaarloo taskatu xibaar yi ay kàddu yu tukkee ci Ousmane Sonko coalition Yewwi Askan Wi. leen na ko dese ville de Pikine bii moo tax ma ne détermination kese moo tax ñu mun a régler problème boobu. li nga xam ni aussi moom la bëgg dégg mooy le premier président bu perdre toute la région de Dakar loolu mooy son principal problème. lépp lu mu laaj nañ ko ci def parce que loolu mooy dooley opposition lépp luy affaiblir Macky Sall day yokk opposition bi te lépp lu yokk opposition bi daf ñuy gën a jegele ci ñu déjjati ko fi nañu wax. ñu gis ne kon wàllu Sénégal ndax li dafay fundee ne kon ab coalition mën naa am si législative yi ñu dëgmal si diggante opposition bi en tout cas lu mu ci mën di doon de dana compliqué lool nag bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar bi di Assane Samb moom def nag taxaw seetlu ci score bi nga xam ne coalition wàllu askan wi am na ko ndax dafa gis ne mënoon nañu am lu ëpp lu ni mel ani fu mu ko wéer ay kàddu la yu mu dénk Ndeye Dime Ndaw tàllal loxo gi ñu tàllal loxo politique yi pour coalition bi gën a yaatu gën a am doole man damay jàpp ni wax boobu Sonko moomu ko Khalifa Sall moomu ko waaye Yewwi Askan Wi moomuñu ko wax boobu xëy na Pape Diop moo ko moom ak ñu mel ni moom nga xam ne dañoo nekkoon ci coalition Wallu au départ te quitté ñooñu la ñuy waxal pour man ñooñu nag mën nañ ñëwaat waxtaan mën na am foofu waaye nag lu jëm ci nga xamante mooy waaw Yewwi Askan Wi moom xel xalaatul ci ñu bàyyi ñoom seen coalition wala ñuy dugg ci beneen coalition boo xam ne ñeneen leader xëy na ñoo koy jiite wala bokk dañ koy bokk yeneen leader parce que ñoom seen coalition wane na ay résultats wane na mu ngi dox. Birahim gëm nga ne kon coalition boobu mën naa taxaw ci législative yi ñu dem coalition bu opposition bi Yewwi Askan Wi wàllu ba ci gëm sa bopp. waaw mais ay waxtaan lay doon xam nga tout parti politique wala toute coalition li muy bëgg mooy additionner maintenant nag booy additionner da ngay seet fan ngay demee jël pour dugal ci sa biir coalition est-ce que ce sera dans le cadre d'une grande coalition boo xam ne dafay ëmb muy wàllu Yewwi Askan Wi et tous les autres yu ci mel ni gëm sa bopp yenn ci ay parti politique loolu en fait ay liggéey lay doon mais ça m'étonnerait mu am une forte coalition boo xamee ni ñooñu ñëpp dañ ci bokk ci élection législative yi xamul tax parce que ku ci nekk ba nga génnee ci élection locale yi am na ñoo xamee ni liñ naan entre guillemets dañoo teg der dañoo jàpp ni bokkutuñu ci cour de ni ñu koy woowee ci cour des petits xawma cour des grands lañ bokk ñooñu pour gën ne leen ñëw leen topp ma ànd ak man ce sera compliqué bu dee réussir ñu ko ci élection locale yi où on a vu début bi ñu ne dañu àndandoo je ne pense pas que ñu réussir ko ci élection législative même bu fekkee ni c'est peut-être mooy doon l'idéal bu fekkee ni dañoo bëgg indi lii di cohabitation mais Mambay il faut se souvenir que le président Abdoulaye Wade yàgg na leen wax ñoo leen ñu àndandoo doon benn say on l'a jamais suivi sur ce plan-là je ne pense pas que tey am na kenn ci leader
ci wàllu coalition yooyu nga wax koo xamee ni mën na fexe ba fédérer toutes les autres coalitions et tous les leaders de partis politiques de l'opposition autour d'un idéal commun ci benn coalition je ne pense pas que loolu ñu mën ci àgg. ñu mën ci àgg le député du peuple gëm nga ne coalition boo xam législative yi donte waxtaan mën na am mais nag ñëpp xam nañ ne choc d'ambition mën na am it. non man defe naa ni du ma sax sonn ci wàllu xalaat jëmale ko côté boobu parce que jàpp mënta nekk. pour ñetti coalition yi nekk ci opposition bi yu ëpp doole bokk nekk yi ñu foog ni ñu ëpp doole nekk ci opposition bi Yewwi Askan Wi Gëm Sa Bopp Wallu ñu bokk benn liste ci élection législative yi loolu mënut a nekk. loolu du togg juróom-benn weer du togg sax 1 an parce que déjà Khalifa Sall bi muy nekk député à l'Assemblée nationale àndoon ak ay quelques partis comme grand parti donc coalition bu ngand la woon coalition Yewwi Askan Wi tey. bari na ay mouvement yu ci nekk bari na ay mouvement yu am doole parti pratiquement ci biir. am na ci itam ay parti yoo xam ne mag nañu par exemple Khalifa Sall am na doole nekk dem ci élection présidentielle Ousmane Sonko déjà bokk na ci élection présidentielle bokk na ci élection législative donc am na expérience bu mu am ci wàllu élection waa PDS waxaale wu ñu leen mais ñeneen ñi ñu àndandool ñëpp nan la ñuy composer liste bi ñu war a demee ci élection législative yooyu sans compter bu fekkee PDS gis nga ni ñu doxale woon parce que bu fàtte ni PDS bokk na ci initiateur coalition Yewwi Askan Wi bi ñu annoncé ñoom la ñu annoncé la woon ñu dem ba ci biir wala soog a génnaat Bougane moom itam wax ay waxi couleur bu fàtte ni couleur moo fa génne Bougane te yu xaw a niroo couleur moo taxoon waa PDS gedd entre temps PDS mbasaat Pape Diop c'est-à-dire que ci élection locale yi gënoon a jàppandi bu fi loolu amee ak législative ni mu toll ci 6 mois ci seen kanam du ma sax perdre temps ci nii war nañu mën a am benn coalition pour li ñu doon jàppale Cheikh Dieng doomu démb non ayca ba tey tontu leer na génération originale coalition Gëm Sa Bopp la ñu demee woon woote nañu démb seen dajam assemblée générale gannaaw nag jongante gox-goxaan yi njiit la Mamadou Gueye l'original nee na seen bëgg-bëgg moo di defaraat li nga xam ne moom mooy seen coalition bi gën a taxaw ndax nag fi ñu dëgmal ay élection la foofee sa Parcelles Assainies faw ñu am fa député ñu ànd seex ay kàddu moom Mamadou Gueye l'original commencé ba duñ koy pare saa su ne jigéen ñaa ngi ñëw góor ñaa ngi ñëw ñëpp ngi ñëw